asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte nag dalal leen ci seen émission Tam-Tam sur la RTS 2 comme niñ koy defee nag tous les vendredis ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaye di yaakaar ne rek vous avez passé une très belle semaine. alors ce 25 mars nag daf ñuy fàttali nag ki nga xamante ne nii mooy l'homme au bonnet carré ki nga xamante ne nii mooy Serigne Babacar Sy mi nga xam ne bàyyeeku na fi un 25 mars kooku nag. buñ ko dee wax defe naa ne dañuy ñaan yàlla rek yàlla taas ñu ci barkeem yàlla yokk leeram waaye tamit njaboot gi mu fi bàyyi muy njabootu umma islamique bi yépp yàlla daf yokkal ñu sutura yokkal ñu jàmm te gën ñoo taas ci barkeem ci noonu mbokk yi ci biir Tam-Tam dinañu ànd ak yéen ci histoire de couple ki ñu ciy àndal mooy maman Dieye la belle maman Dieye tey fas yéene waxtaane rek li nga xamante ne nii mooy polygamie ndax buñ ne polygamie mooy wujje nag yéen saa nga gis ci favoritisme maanaam jeng yenn saa yi nga gis ci jalousie fiiraange gu métti yenn saa yi na nga gis ci tamit ay fitna muy violence verbale wala violence physique ci loolu lañu fas yéene waxtaanee ci biir histoire de couple bu ñu ci jógee nag dinañu ànd ak tumaane ci biir tendance mode et tendance xam ngeen ne saa su nekk ajjuma yi nag daf ñuy soxal lool ndax day tax ñu mun a defarwaat bu baax waaye tey nag mode et tendance daf ñu yóbbu ci beneen facette maanaam naka la ñu mun a defee wax ci li nga xam ne mooy oto maanaam customiser une voiture avec du wax tey loolu la tumaane indi ci loolu nag dinañ ci ànd ak Badou waxtaan ak moom saafonte ak moom ak ci suñuy li nga xam ne rek mooy suñu programme waaye tamit suñu invité sur le plateau elle s'appelle Keyna c'est une jeune artiste sénégalaise très belle d'ailleurs elle est sur le plateau avec nous loolu mooy doon sommaire bi du ñu def lu dul jëli bàkk bi dugg ci waxtaan bi junju naa ko léegi Serigne Babacar Sy génn àdduna rek un 25 mars 1957 ñuy ñaan yàlla rek comme ni ma ko waxee léegi mu tas ñu ci barkeem te yokk leeram ci noonu rek dama koy nuyu bu baax moom Badou Sadia borom tur bu neex bi xam naa li tax ma wax ko maa ngi lay nuyu. nii nga def nga mayati la sama junni rek. maa ngi lay fay bu baax da ngay maye junni nag waaw. yaa maa ngi lay fay bu baax Rougui. maa ngi fay maman Dieye di fay Toumani ak Keyna suñu invité bi tey bi di bëggee téléspectateur Tam-Tam yëpp rawatina téléspectateur de 2STV di leen di astafurlah tey maa ngi maye de RTS di bëggee kii RTS 2 yëpp maa ngi di bëggee bu baax a baax a baax tey moom def naa. tey yaram bee tàng. waaw yaram yee tàng quoi yaram yee tàng moo tax. bon waaw di fas yéene ànd ak yéen tey rek. Tam-Tam bu tey bi yaatal mu gën a neex rek. mu gën a neex incha allah alors di ko nuyu la belle maman Dieye di am mbégte nag saa su nekk di fegg yow ci plateau bi ci ay histoire yu neex ci biir histoire de couple. waaw gis nga Rougui kii bi mbégte bi c'est partagé maa ngi lay nuyu di nuyu sama collègue yi ma àndal ci plateau bi suñu góor tamit Badou ak suñu invité di am mbégte ak bànneex tey nag dañuy ubbee suñu plateau rek di wax suñu maam Babacar Sy yàlla na yàlla yokku leeram Ababacar mooy góor gi nga xamante ne moom moo nekk ci ruxu bi mooy góor gi ci Tiwaawan borom bonnet carré bi sama waa jooju nga xamante ne nii saa yu ma jaaxlee rek su ma ko xalaatee rek damay am comme l'impression que ne sama soxla yëpp dafa fajo des fois dama naan damay dem ba Tiwaawan dama koy àkk ji su ma ko waxee sama yaa di ree ma ne ko maam yenn saay faaw nga dem àkk ji ko faaw nga dem mu xam ne fulla ak fayda moom moo la yëkkati su ko defee mu daal di la koy fajal ci moment bi ngay jógee Tiwaawoon di ñibbisi rek da ngay gis ne que ne soxla ba la fa yóbbu woon mi ngi koy faj donc kenn amul fayam yàlla na yàlla yokku leeram yàlla taas ñu ci baaxkeem sama maam jooju dama koy ñaanal ko ndax tellement dafa bëri lu mu def ci ndaw ñi ndax xale yi judd ci ginnaaw mbay xamuñu mbay mais mbay la ñu gëm képp koo ci wax rek mu ne la borom bonnet carré bi kon kooku yàlla na leeram daal tasaaroo ci àddina bi diine ji tamit gën a tasaaroo ci àddina yi xale yi gën a tegu ci yoonu siraatal mustaxim maam gën ñu sàmm gën ñu bàyyi xel lépp na baax lépp na jub lépp na yiw parce que ñun Sénégal loolu moom la ñuy reflété kon jàmm ci téléspectateurs yi di leen wax ne que ne histoire de couple nag ñëwaat na comme ni mu koy defee chaque vendredi dañuy ñëw waxtaanee histoire de couple tey nag ñu tànn lu am solo mooy li nga xam ne mooy polygamie mais polygamie li waral coow li bari mooy dafa bari yu fa nekk yoo xam ne warul demee noonu tey dañ koy teg ci table bi waxtaanee ko jëlee ko ci benn série boo xam ne nit ñi ñëpp ñu ngi koy suivre muy joxe message yu am solo surtout Rougui léegi rek dañ ciy gën a débattre ci kanam dinañu dugg incha allah di ko nuyu moom tamit la belle et tendance Toumane saa su nekk moom it mu indi ay sujets yu am solo
maa ngi kontaan ci fegoog yow ci plateau bi. maa la gën a kontaan Rougui di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp dalal jàmm suñu invité nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan tey comme tu l'as si bien dit on va parler de wax mais boo waxee wax nag nit ñi dañ foog accessoire nga indi yére mais wax ci oto xam naa nag nañ foog ni tamit su ma waxee oto ci intérieur bi la wax mais non ci extérieur bi carrément ci peinture bi comment mettre du wax tey ci loolu la ñuy waxtaanee incha allah. incha allah alors c'est un plaisir fegoog moom ci plateau bi également muy ci suñu invitation muy Keina la jeune et belle artiste sénégalaise nuyu naa la di am mbégte nag dalal la. maa ngi rafetlu invitation bu baax di leen nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi kontaan naa ci teew ci émission bi tey. d'accord du ñu def lu dul dem jëli bàkk bi dugg ci histoire de couple. li ñuy waxtaane junjoon nañu ko sànq maman muy la polygamie maanaam wujje mu doon lu metti nag lu metti neexul nag ndax boo koy wax sax say ñaatu duñ daje wujj gis ngeen mu doon lu metti boo gisee mu metti nag jafe-jafe yi ci biir xëy na moo tax mu metti ndax mën naa bañ a metti mën naa bañ a ñaaw mën na rafet waaye nag ci kaw ñi nga xam ne ñoo ko séq jaarale ko ci yoon teg ko ci temps comme li xale yi di wax waaye loolu nag moo ci jafe ba tax na tey dinañ waxtaanee rivalisme dinañ waxtaanee li nga xam ne nii mooy favoritisme rivalité violence ba ci sax li nga xam ne mooy jalousie moom dinañ ko waxtaanee Rougui parce que li tax ñi koy waxtaanee mooy ñu bëri ñi ngi bañ wujjee bañuñu ko parce que dañu bañ am beneen jigéen bu ñu bokkal li leen yàlla boole dañu koy bañ parce que saa yu ñëwee rek seen kër dafay déstabiliser lu bari su ñëwee dafay perturber lu bari ndax dafay ànd ak problème du ñëpp ñoo gëm ne que ne wujjee bokk wërsëg rek la yàlla moom moo leen di boole leen borom kër ngeen war koo partager ci jàmm mais ngeen partager ko aussi tamit ci ku nekk xam wareefam ak ay yelleefam mu dox ci loolu noonu malheureusement nag nekkul kaawu ñëpp loolu moo waral tey boo gisee ci série yi ñi ngi koy def ay série di ko waxtaanee moo tax ñu dem doxantu ba série bi nga xam ne moom mooy emprise ñu daal di ciy jël benn séquence boo xam ne am na solo lool ndax tamit sëy liñ ciy wax rek moo ci nekk doom bénéfice la ci rawatina sax bu ñu naan góor baak jigéen ba loolu noonu yépp nag bu ñu seetaanee ba pare di ngeen xam fi may waxee ñu doog a gën a ñëw yaatal waxtaan bi li nga wax dafay dëgg sax nag ndax booy seet lépp dafa tourner autour de la femme ndax ay jigéen ñoo ci daje parfois dañ naan jigéen mooy lor moroomu jigéenam waaye yu mel nii da koy firndeel ndax fiiraange gi dëgg la ndax jeng ki nga xamante ne góor gi te parfois dañ naan naturelul dëgg la ndax dañ naan xëy na li tax mu jeng am na ñoo xam ne dinañ ci dugal lu ci bokkul ñu ne mystique la am na ñoo xamante ne nee nañu dafa jonge ku nekk ak sa xam-xam wala ak li ngay defe ne loolu mooy prétexte bi. c'est vrai. yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. lan mooy waral góor di jàng ci benn soxna bàyyi keneen ki. surtout cas bi. gis nga élément bi ñu seetaan bu ngeen ko gisee solo si mu am. mooy que ne gis nañu xale bu jigéen bi toogul rek bàyyeeku bañ a sëy bi jëkkëram favoriser ko ci ñeneen ñi. au contraire dafa nekk ku neex làmmiñ koo xamante ne day toppatoo jëkkëram comme nu mu waree. dafa bëgg jëkkëram aussi tamit même bu ko bëggul en tout cas li mu wane mooy bëgg na jëkkëram te góor dafa neex a nax. góor boo ko wanee nekk ne yaa ma gënal voilà boo ko wanee ne yaa ma gënal sama àddina rek moom lu mu am yaa ko moom moom xale bu jigéen bi loolu la def bien vrai que ne am na benn différence d'âge bu nekk seen diggante ñuy wax que souvent que ne bu xale di sëy ak mag rek intérêt ba moom moo tax nekkul kaawu ñëpp parce que moom wane na ne dafa bëgg jëkkëram mën na doon nit lu sincère ci moom parce que li ñu naan ku ëmb sa kersa ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa nit ki bu fekkee ne mi ngi lay toppatoo nu mu waree bëgg la ni mu waree di jaamu say soxla yow tamit en retour boo dee gor da ngay dem ba da nga koy bëgg donc loolu noonu xëy na moom moo waral moom li muy différence d'âge bu mag bi nekk seen diggante terewul moom ku jigéen ki bëgg na jëkkëram ba fësal ko mais tey man su may gis benn problème boo xam ne moom mooy causé lu bari moom mooy jëkkëram mënul gérer mbëggeel boobu waaw muy mbir mu am solo parce que lu tax mënu ko gérer mooy tey mag la tollu woon na foo xamante ne tey bu lul woon xëy na koppar yi ko yàlla may mën naa am du am soxna su mel noonu ci âge boobu donc bu ko amee moom moo war a dellu si waat sur terre xam ne que ne xëy na yàlla may na ko mu mën a am jabar ju baax ju ko bëgg mais dafa amoon ñu mu fi fekkoon ndax ku la fekk aussi tamit ginnaaw lay féetee dafa am ñoo xam ne ñoo doonoon aawo ñoo doonoon ñaareel ñoo doonoon ñetteel ñoo fi jur taaw yi kon ñooñu aussi tamit tey waroo am sa bànneexu bopp
rek daal di leen di jël boycotté leen na leen parce que day nekk lu injuste parce que bu fekkee ne ku jigéen ki moom mënul def ni nga def amul droit am ñaari jëkkër amul droit dem dabi bànneexam feneen lu mu mënul am ci yow mënu ko am feneen bu dee jigéen bu jub la buy sëy donc tey jii kooku noonu waroo ko jël jëndee ko moroomam rawatina nag moroomu doomam parce que loolu da koy frustré ndax day jàpp ne âge bi mu toll loolu moom moo waral nga daal di koy beddi âge parce que dañuy wax violence mais violence bi yemul rek ci physique de verbal sax violence bu doy waar la parce que góor bu nekk boo ko waxee lu metti rek yow kooku yaa ko toroxal kon nag yow yëpp dañ ciy bàyyi xel looloo waral ñu jël tey séquence bi pour wax ne que jàngale yi dafa bari mais aussi tamit pour féliciter bu baax ñi nga xamante ne ñi ngi jël initiative bu tey jii yu bëri yi ñuy dund ñu koy def ay thèmes mais aussi tamit di ko def ay séries nit ñi di ko seetaan pour yee xale yi waaw pour yee xale yi alors Badou mu doon loo xam ne man Badou li muy ree rek laa bëggoon man mi ngi ree ju sew ci suuf li muy ree boobu ba tey te ree ji jaaxal na ma xanaa nag léegi di nga ñu wax li ngay ree lan la dara takk ñaareel rek kii maa xam reetaanam wala est-ce que du dem ba ñeent sax moom mi kii ma gis nii. du góoru benn jabar de. loolu lu mën a nekk la. man yàlla dafa dogal ni man je suis né dans une famille polygame. na la leer ne man je suis né en fait man je suis né dans une famille polygame. oui ma sama papa il est polygame samay maam ils sont polygames samay nijaay ils sont polygames. sa tur bi bu ma xëyee takk ñaari jabar tam bu mu bett kenn. bu ma xëyee takk ñaari jabar bu mu bett kenn. man daal sa tur bi moo ma jaaxal. sa tur bee ma jaaxal sa tur bi du turu polygame foofu laa yem nag. en fait man. Parfois, j'ai du mal à comprendre quoi. J'ai du mal à comprendre ci jigéen ñi parce que sànq imposé wax nga fi benn mot bu garaaw jëndee ko ak keneen. waaw loolu ngeen di def. en fait est-ce que dañ ko jëndee ak keneen c'est pas parce que takk den ñaareel rek da la jëndee ak keneen. waaw mais jeng bi xam nga fii dañ fay gis jeng. non gis nga yamale mu mënul nekk. mais nga bañ ko fësal. non yamale mënul nekk yàlla sax yamalewul yàlla li mu may kii mayu ko kële loolu en fait foog ñu rationnel tuuti. ak gëm yàlla tamit ñu boole ci loolu. yow li yàlla sant yëpp yow am nga sant nga bañ ko fësal yàlla li mu wax xam nga lu ci jiitu lan la. mooy góor bu mën nga takk ba ñeent waaye bul jeng. ki nga bëgg wan ko si biir wala wan ko foo xam ne yeneen ñi newuñu fa. dañoo war a bàyyi yàlla sax yàlla li mu sañ a def yëpp yow sañoo ko yàlla mooy suñu borom. kooku mooy kun fa yàlla kooku lu ko neex def. bul jël exemple ci moom. yow nit nga rek la li nga wax rek dafa loolu. ñi ngi gis sax defante yi nga xamante ne da ciy am mu doon loo xamante ne c'est des histoires yu métti. te nag méttital yi nga xam ne góor ñi ngi koy jël. di ko teg yenn soxna yi tamit di ci nekk complice man foofu laay waxee yéen góor ñi dafa war a am benn taxawaay bu ngeen war a am bu ngeen ko amulee nag ñun jigéen ñi tamit ñu daal di muus xam suñu bopp man certes je suis d'accord ak li ngeen wax nii yëpp mais boo xoolee tey jii le fond du problème ci jigéen ñi la jógee parce que dès que ñaareel bi mooy ñëw nii rek après lijjanti yu bari day commencer en fait di nga lijjanti bi ñaareel bi lu mu def lu mu am waa ji lu mu fay lu mu en fait quand tu cherches tu trouves léegi lan moo tax léegi en fait non y a beaucoup de paramètres yoo xamante ni coow yoo xamante ni ñoom ñoo koy évoqué yoo xamante ni ñun mun ñu ci dara tey jii nii yow lan moo Rugi lan moo la tere yow tey jii boo bañee coow ba nga takk ñaari jabar exemple boobu baaxul de. soo bañee coow bu ma ko exemple bu fekkee ne yow bëggoo xuloo bëggoo coow bëggoo benn pression bul takk ñaari jabar yamal ci benn. yow ne bu takkee ñaari jabar lu soyoon ci ñaareel bi doo lijjanti pire ndax maa toppatoo ki nga xam ne ki woon man la du ko mais basi boo leen bokkee kër gi ngeen di sëy munoo ko bañ a mun a toppatoo waaw lijjanti je veux dire bu fekkee yéen a bokk même kër bu fekkee yéen a bokk même kër gi munoo bañ a lijjanti en fait deuxième femme wala troisième femme bi. lu mu am ak li mu amul. waaw c'est là commence le problème même si tu vas pas chercher. moo koy wane sax troisième deuxième moo koy wane. même ñi gën a tubaabe ci plateau bi sax dañuy aalu xoolal tubaab dégg nga dafa garaaw. aca doxalal. ay jigéen da koy mais on a vu des couples yoo xamante ni barki jëkkër ak jabar ñu sax ay wujj yoo xamante ni ay xarit ay kii nii mais am na ñoo xam ne foofu ñu leen problème pourquoi. mais loolu lépp nag ci départ bi la exactement ci début bi la ak ci naka lañ ko takkee ci ak ci yenn condition lañ ko takkee bu fekkee ne da nga xuloog sa jabar 1 mois 2 mois xëy ne ko takk naa ñaareel c'est vrai deuxième femme bi lu mu baax lu mu yaru wala mun a jub ak aawo bi dafay am benn prétention boo xamante ne nekk na fa dès le début parce que ci condition yow li biñ la demee labat ba takk la dafa fekkoon kër ga
pas jàmm nekk fa mais neexoowuñ woon yow nga profité ci loolu dam takk te loolu ça va continuer est-ce que moom elle a demandé à Attila dañ ko fekk fu mu toog dañ ko fekk fu mu toog kon d'accord nga que ni yéen yéenay problème bi yéen si alors Keyna may leen Keyna mu ñëw parce que ñoom lu ci bëri da ngeen di way jëmale ci mbëggeel di way di jëmale ci ñaan yu bëggante di way aussi ay faits de société yoo xamante ne polygamie da ciy bokk waaye loolu dëgg la parce que d'ailleurs daaw rek génne woon naa benn single buy wax ci doomu baay donc man am naa ay doomu baay absolument mais problème bi yëpp mi ngi jóge pour man ci góor ñi d'abord parce que dañ lay takk gëmloo ne la yow yaa fi ne te yaa fi ne ba abadan nga nekk fa di jaay yéet di jaay géej di cotiser teg non maa ngi ñëw nga nekk fay dangi lu ne nga dugg ci di toppatoo ku góor ki di toppatoo ay mbokkam di yor kër gi ba bés affaire yi commencé jóg parce que c'est très normal parce que yow mi jigéen yaa war a nekk si ginnaaw sa jëkkër di ko may doole loolu la ngay pousse c'est normal yow mi jigéen nga takk sa ndigg di pousse sa jëkkër di ko may doole ba yëf yi sotti ñu indi la keneen c'est normal nga frustré c'est très normal mais aaw bi moo la jig ba nga am xaalisu takki keneen moo la jig ba nga am wërsëgu takki keneen la forme moo la jig aaw na la jig moo tax xoolal Badou yàlla mooy tas ay wërsëg bu góor takk ñaar ba ñett ba ñeent mais yow mi góor xam nga sa bopp xam nga ni man mii kat dinaa takki ñaar ba ñett ba ñeent mais am na nooy doxaleeg sa soxna depuis ci teel man gis naa ay jigéen yoo xam ne dañ naan kii tôt ou tard dina takki kooku bés boo ñëwee ne ko gis naa ku may takk ñaaral du ko bett exactement affaire bi yëpp mi ngi ci choc bi muy recevoir exactement choc bi muy recevoir benn choc bi muy nar a recevoir ak tamit ci defin bi parce que am na ñoo xamante ne comme ni ko Toumani waxee léegi dafay fekk kër gi neexul dafay fekk ne bu ñuy dem di labat keneen sax ñi ngi tappaas ka fa newoon am na ñoo xamante ne dañuy bëgg sax mu génn exactement dañ koy yàq ñii di ko tappaas ñii di def labat boo xamante ne nii dañuy xam sax fi ñuy labatee dëgg la xam nga Rougui léegi moo am dañu wax ne bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër effectivement am na ki nga xam ne bu bëggee takk ñaareel dafay neexal jabaram jox ko ay cadeau daal di doog a dem takk ñaareel am ki nga xamante ne balaa muy takk ñaareel dafay tàppas jabaram xuloo yàq deram ca fa muy takkee soog a takk jabar donc yooyu yëpp ñoo am bu ñuy wax nag ñu baax ñi taxul ñu ñuy wax mais ñi nga xam ne ñi ngi jàdd ci koñ yi te wax dëgg yoon bi nekk nii baax ba bëgg a dee foofu noonu la ñuy waxtaanee ak ñoom wax nañ fi ay suli nañ fi yu bari yoo xamante ni angle bu nekk mën nañ ko faa traité mais bu ñu revenir aatee sax tey ci élément bi nga xam ne seetaan nañ ko pa bi yàlla may na ko jeexalul dara lépp lu mu war a am na ko te lépp lu mu waxoon a defaral ay soxnaam aussi defar na ko xam nga lan moo desoon ci moom mu mat kilifa parce que gis nga kilifa kenn du ko wuyoo da nga koy mat nit ki looy woote rek ci sa bopp da nga ko war a mat parce que bu yàlla dogalee yow nga am say bien yi nga war a am sa benn jabar yoralul la sa kër yow ku nekk tabaxal nga ko këram ma nga fa mais li ci des nag mooy nga daal di leen di tenir benn de vérité boo xam ne loolu mooy dëgg parce que dina am ku la gënal dëgg la mais loolu doo ko wan parce que jigéen moo gaaw a jéng bis boo ko wanee nekk ne yow kese yow yaa fi nekk wala yow rek yow laa faale bu dee ku gàtt xel la da koy wan ay moroomam te su boobaa nag dañuy ñëw concurrencer ñoom ñaar yow sax doo am jàmm parce que mujjee naa dem ba fase ay jabaram te dañu ne aawa mooy gàllaaj boo fasee sa aawa toj nga sa gàllaaju kër donc fase na aawam te lëg causé fase bi mooy tey aawa bi am na yu bëri yu mu jëloon def ko ci turam may ko pour jéng gi mu jéng tax ko mu jëlaat ko may ko ñeenteel bi loolu fan la tege fenn donc loolu noonu yëpp ci matadi la nit ci nag bu ñu matul des fois dañ leen di recadrer wax leen que ne àddina bi bànneex bi fi nekk gàtt na gàtt goo xam ne jarul lu ñaaw parce que boo juree ay mbañum rus ay doom ñu nekk sa nawle màgg am na yoo xam ne sax waratoo cee daw ay bànneex ay plaisir néew ma waroo koo am de parce que kuy dund war na am loolu noonu waaye loolu warul nekk sa priorité à quel prix waaw warul nekk sa priorité ba yow sa doom yi sax dañuy dem ba xeeb la sa doom yi dañ lay yeb dañ lay xeeb parce que dañuy gis yu matadi ci yow yoo xam ne en tant que kilifa duñ la ko mën a wax mais nag xeeb nañ la donc kilifa yi nañu defaraat seen toogaay kilifa yi nañu xam ne que ne bu ñu matoon li ñu doon ñun jigéen yàlla du ñu booleeg ñoom pour ñu mottali ñu donc dafa am lu ñu war a delloosiwaat ci ñun mooy ñu mottali ñu kii mottali nit nag da nga war a mat da nga war a mat da nga war a nekk nit boo xam ne boo yëkkatee sa kàddu rek ñu xam ne kàddu dëgg nga yëkkati ñu xam ne que ne yow mi sincérité rek ngay waxee ku respecté doomu aadama nga ku jox doomu aadama cër nga donc man foofu rek laay jeexalee thème bi di leen wax que ne du jeex nag du jeex bëgg naa sax nga dugg fii tuuti rek parce que lépp responsabilité la
góor gi am na si responsabilité mais jigéen ñi sëy tamit am nañ ci responsabilité parce que booy seet ñoom ñoo fa ëpp ñoom ñooy majorité pourquoi ñi nangu ku leen di jaxase kenn di leen jaxase ñoom ñu nekk ñaar wala ñu nekk ñett dañ naan mbooloo mooy doole lan moo tax léegi jigéen ñi waratuñoo yeewu ba nga xamante ne yow boo nekkee kenn sax sa jëkkër di labat mu war laa mën a bañ a booleek moom waxatuma laak nag koo xam ne dem ngeen ba bokk wërsëg ba mu ñëw sëy si ngeen war a xam ne bu ngeen muusee waru leen a mën a boole parce que dañ naan femme yàq femme léegi loolu moo am ñaar ñiy wujje ñoom ñaar ñooy defante te ci nan la ñuy defante ku leen di boole jëkkër ji parfois sax du leen boole ndax wërsëg bee leen di boole ñu nekk ci defante di rivaliser ba nga xamante ne léegi ñoom ñooy soodewante ñooy xeex di lanset ñooy xuloo ñooy yàqante di liggéeyante di yàq seen i njaboot. seen responsabilité jigéen ñooñu responsabilité dañoo am responsabilité waaw. il faut que ñu waxtaanee ko. gis nga fii ak jigéen ñi. duñu consciente que ne ñoom ñoo yor àddina. waaw ñoom ñooy jur njaboot ji nga xam ne ñooy jël relève bi suba. ñu xam ne way bu rafet rek la ñu war a bàyyil seen jabar. fii ak ñoom consciente ñu ci loolu rek àddina bi du dem. waaw c'est que il faut que jigéen ñi xam ne que ne sëy benn moment la boo xamante ne fi ngay defanteeg fi ngay màggetee ak gaaw. maa la wax lii donc après jëf ju ñaaw bi rek moo fi des. ba pare xam nga lan la ñu war a éviter conseil yi nekk ci biti. di la gën a jàllax ci sa defaranteeg sa wujju. defaranteeg sa jëkkër. ñooñu noonu boo defee sax dañ lay tàccu naan la nga ko def. la ma ca bëgg la ma ca kontaan ay waay rogi àddina bi moo ñàkk solo. xamoo ci dara c'est que nit ñi il faut que ñu xam ne lu rafet lu ko waay jëndee jar na ko. te gis nga wërsëgu jaam kenn mënul tere yàlla teg ko ci ndabam. c'est que yàlla ay na ay goo xamante ni leen nii wërsëg bi mu bëgg a jox nit ki yow nga ne lii du ko am sama jëkkër jii du ko defaxal mën na la bàyyeeg say pexe de nga def ba foog ne sax fii yow yaa géré mais bis bu sàppee yàlla nag mu faj ko parce que yàlla lu ko sàppi mu lijjanti ko waaw loolu nag il faut que jigéen ñi bàyyi si xel xam ne que ne sëy du dara sëy lu rafet la sëy lu baax la parce que njaboot ñi ci la ñuy sosoo te ki war a gën a ëpp solo mooy doom yi parce que doom yi bu ëllëgee ñoo lay représenté maa la wax lii donc nag na lépp rafet te jikko yu rafet yooyu moom nga war a ñu bàyyi defante bi defante amul solo defante amul njariñ wax dëgg yàlla nañu defaru te bàyyi defante bi waaw jigéen ñi surtout ñi ngi leen di ñaax bu baax en ce mois de mars tey mooy dernier numéro xam naa bi nga xamante ne mooy histoire de couple ci mois de mars bi ñu leen di gën a ñaax nañu takku dem liggéeyi te jéem a booloo nekk benn ndax lépp mën a neex ndax kër yi ñoo ko bokk liggéeyukaay yi ñoo ko bokk mbedd mi ñoo ko bokk ndax jigéen sax ñoo ëpp góor ñi kon nag loolu rek war naa mën a tax ñu ëpp leen doole kon nag acca dañuy dem jëli bàkk bi ñu dem jëli bàkk bi dugg ci tendance léegi et les tendances elle est toute magnifique bu dañuy dugal ci tendance waaye tey nag customiser une voiture en wax. c'est ça loolu dina doy waar de. c'est ça loolu dina tendance de tubaab. donc dina tendance justement. mu ñëw rafetlu ko fii. xam nga sax enfin c'est vrai que bu ñu waxee affaire ou voiture affaire ou peinture et cetera. on va dire que c'est tout ce qui est graffiti. tout à fait mais pourquoi mu nekk tey ci élément tendance c'est parce que le jeune qu'on va aller voir justement c'est le wax qu'il utilise wax qui est un tissu tendance dernièrement def ko ci oto. donc je vais pas en dire plus dama leen di bàyyi ñu ñëw ñu dem seetaan élément bi. après ñu ñëw commenter ko sur le plateau. loolu la ñuy def sax ñu dem na dugg seet élément bi dellusiwaat. Graffiti, bon, c'est l'art de créer, c'est l'art d'écrire, c'est l'art, bon, de bien exprimer ce que tu ressens à travers ce que tu fais. Donc ça, soit mu nekk image, mu nekk écriture, whatever, yaa xool noo koy sentir nga exprimer. Du question benn jàng ma am benn talent bu nekkoon ci man la quoi. Du coup, bi ma after juste bi ñu libéré armée parce que def naa armée en 2016 laa ne pourquoi pas ma imposer li ma yor li nekk ci man muy talent boo xam ne que carrément mi ngi ci man te nit ñi nangul nañ ma ko ma exploité ko. wax la tissu la quoi genre dama am benn fournisseur boo xam ne que à chaque instant heure mu amee commande wala war a job benn aviation donc dama koy woo automatiquement moom daf may tànnal wax yi gën a baax donc du coup buñ jëlee wax bi dañuy tànn wax boo xam ne que carrément du gaaw qualité bi day normal quoi wax bu baax bi la. donc pour buñ ko tegee ci oto bi mu mën a am durée buñ soxla ak buñ defee suñ mélange ba toog mélange bi colle la ak benn liquide bi ñu naan durcisseur donc du coup mën à peu près ay 7 mois ba 8 mois mën na ko durer. moto bi genre tey bu ma ko waroon job damay à peu près bu fekkee ni que carrément démonté nga habillage yëpp ñëw indil ma man du ma ci durer une journée pour def ko li ma ci war a def lépp
à peu près 4 heures de temps ba 5 heures de temps bu dee oto bi la plupart jours yi ma koy job guddi gi lay doon quoi donc damay jël sama temps guddi gi yëpp ma liggéey ko de ce fait 8 heures balaa nit ñi di yeewu fekk mu pare. partenariat bi juste day nekk koo xam ne da lay wóolu rek day am confiance ci sa liggéey mu invité la ne la carrément dama bëgg ñu def benn partenariat ci benn clip pour nga gérer ma déco bi noonu ngeen di waxtaanee rek ba juboo ci ay cadeau après li mu bëgg da nga ko koy defal te li ci gën a neex mooy que ni tant que yaa ngi am satisfaction clientèle yi rek da lay yokk jom quoi pour ngay gën a avancer même si t'as pas les moyens. waaw damay dessiner crayon damay dessiner peinture pour nit ñi ñu bàyyi xel bu baax que ni. xam naa ne tendance na daal. c'est très beau. donc oto yi daal lañ jël solo leen yëre ci gàttal pour résumer li ma war a commenter. waaye man problème bi du loolu de tumaadi léegi man su ma solee vax romb oto bi mun ñu def ko vax bi ñu yóbbu la par force rek ci oto loolu moom histoire bu rëy lay doon borom oto bee wàcc. non mais c'est vrai imagine-toi nga sol sa yëre vax romb oto bi moom ñu customiser ko ak même vax bi c'est autre chose donc comme ni mu ko expliqué rek def na ko da koy def ci moto man bi moo ko njëkkee gis sur les réseaux man pour man peinture la woon vraiment pour man peinture la ñu jël seen temps def ci motif mais wax bi carrément lay utiliser day jël colle wax day jël colle collé ko ci def ko ci peinture ci oto bi wala ci moto bi après mu teg ci wax bi encore nag après ci kawam nag mu teg ci vernis bi après mu teg ci vernis bi nekk ci kaw wax bi quoi par contre nag du loo xamante ne ni na xaw a yàgg ay 1 an 2 ans ça peut durer que 6 mois voire 7 mois. Très bien. ci moment boobu doo ko raxas de oto bi wala. non tu peux le faire justement moo tax ñu ne la 6 mois 7 mois parce que boo ko raxasee et cetera. après 6 mois ni nga gis ni mi ngi commencé carrément di dañ nànk moo tax ñu ni 6 mois 7 mois moom après dootoo ko mën a utiliser il faut nga dem. léegi moom aussi moo la koy dindil. il a une manière de le faire ba du yàq ci sa peinture oto bi dara il a une manière de l'enlever. xanaa à la base il est tapissier parce que c'est pas facile aussi ngay uuse ni oto. surtout carrosserie bi. c'est ça. il faut que nga nga nekk un technicien pour mën ko. il est juste enfin déjà moom Armel dafa jaar Bango. Armel la nekkoon après mu arrêté nag compte di def passion wam. mais il est plutôt un artiste boo xamante ci peintre la boo xoolee am na dernière image yu ñu wane. ci mooy boo xoolee dans les rues d'habitude. ñuy gis tout ce qui est graffiti et cetera naa ci ñëw ci kanam moom c'est ce qu'il fait en fait. donc lii c'est benn idée bi mu am rek voilà idée bi mu am la rek ci oto yi. parce que comme oto yi tamit ñoom des fois dañ koy customiser ak peinture et cetera. mais mu xalaat def ci wax indi originalité. parce que vous savez dernièrement nag. enfin je vais pas dire dernièrement ci décennie bi. il suffit plus d'être bien dans ce qu'on fait. il faut être original pour te sortir. tout à fait. il faut être créatif bëri na ay jeunes. nga xamante ne yéen a ngi gis dans les rues léegi mairie wala état yi sax boo leen gisee bu ñu defee ay ponts wala ay infrastructures. souvent dañuy bàyyi benn partie boo xamante ne c'est pour eux. exactement pour qu'ils viennent faire de l'art. art boo xamante ne mooy graffiti bi ñuy def nga xamante ne. c'est pas juste mi ngi koy wax à la fin dafa feeñu ci élément mi naan des fois ñi dañ leen di xool foog ni c'est juste des bandits qui font des gribouillis sur les murs. Absolument. Alors que c'est de l'art qu'ils font. C'est de l'art. C'est de l'art. Voilà et ci art boobu dañ ci jàng lu bëri parce que xam nañ bu ñu jëlee comme Sénégal il y a pas mal de gens yoo xam ne ils ont pas fait les bancs. Par exemple si je prends pour les masques. Absolument. On peut bien être sur le plateau wala à la limite sax tam c'est en wolof donc pas mal de gens nañ ko dégg. mais sur les plateaux yoo xam ne c'est plutôt la langue française lañ fay wax pour que nga kii leen ci masque yi xaw ni na xaw a compliqué sensibiliser leen absolument mais ñoom déjà ils écrivent pas ce sont des dessins qu'ils font et en plus de ça ce sont des couleurs yu vif la ñuy utiliser ci seen graffiti yooyu xam dañ koy def ci mbedd bi donc à tout moment yow bu nga nekk ci oto sax gis image bi mu frappé la mu sensibiliser la par rapport ak Covid wala des fois dañuy rendre hommage boo gisee université Cheikh Anta Diop am na bu ñu fa def et pourtant université Cheikh Anta Diop les étudiants c'est un foo xamante ni on doit respecter donc bu ñu demee ba def fa graffiti c'est parce que am na lu muy indil jeunes yi am na lu muy indil étudiants yi c'est un moyen de communication donc moom c'est dans ça qu'il est très bien vraiment wax bi moo gën a tax nag tey mu jàll non c'est original ak wax bi muy def ci oto yi exactement c'est très original mais en même temps dafay créer mën nañu ne des emplois mais en même temps day préserver l'environnement parce que nag booy seet graffiti yi ñuy def dina tax bu ñu defaree benn pan de mur par exemple ba mu baax kenn du fa tuur mbalit wala kenn du fa tuur ndox
en fait comme ni ñu koy waxee chaque jour le talent est là. esprit créativité mi ngi fii nii. tout à fait peut-être qu'on a juste besoin d'accompagnement comme ni ko waxee à chaque fois ñu am ku la ñu doole seen ginnaaw parce que boo xoolee tey regarde ces jeunes là comme ni nga ko waxee tey. en fait mur bu ñu romb bu ñu fa defee benn graffiti ne tu vois que ne après mur boobu gars yi ñu koy sàmm. doo fi sañ ci def yéen nii. donc tey bu ñu ñëwee tey ba mu jël graffiti nga xam ne c'est son domaine mu tey côté côté mu ñëwaat encore ci oto pour si def ay vax donc ça prouve que ni voilà. am nañ affaire yu bëri yoo xamante ni war dinañ ko mën a def et c'est expressif en plus. surtout c'est ça qui est plus génial yoo xamante ni c'est expressif day jàll bu ko gis na xam ne kii mu ngi jéem a lancer benn message boo xamante ni et pourtant c'est des jeunes. tout à fait et pourtant c'est en fait loolu moo gën a kaa en fait jeunes yi léegi mën naa ne léegi boo xoolee presque la moitié de la pourcentage bi yëpp ils sont conscients maintenant. dëgg la tooguñu di xaar dara en fait ils sont en train de dans leur domaine d'exceller pour jéem a def dara loo xool. donc comme d'habitude rek cri de cœur bi day doon rek ñu ut ku la ñuy jàppale daal. ah oui def naa loolu lañ si mën a def rek quoi ñu leen di jàppale di leen ñu wone di leen may promotion pour comme ça. peut-être que bu ñu defee lii après di nga di gis keneen koo xam ne à travers lii itam dina génnewaat leneen tamit. absolument donc voilà da si baax alors Keina yéen ngeen nekk ay artistes aussi. vous avez besoin par exemple de les solliciter parfois. ci seen i ay clip. ci seen i ay accessoires. oto bi ñu wane ci clip la jaar. mais man oto bi bu ma ko teeloon gis dama koy def ci sama clip. voilà ci clip la mais c'est beau voilà lii dafa original parce que du fépp nga koy gis. c'est ça lu original la idée bu nice la te comme ni ko Dave waxee rek xale yi léegi toogatuñu di xaar ku leen jox. donc ñu ngi xool di xalaat toujours nu ñu mën a def pour am nu ñu mën a def pour liggéey. am dara donc lii moom lu rafet la quoi. vraiment absolument maman. vax nga de jàppale nga ko. waaw day bañ sol vax. bu mel nii amul yére bu mel nii. ah doy na waar de ñu ngi koy jaxtu de. en tout cas dama koy xàmmee bu baax man. bi laay génne dóor ko ba mu tëdd ne ko sama vax dina dee. mi ngi noonu mais lu ma bëggoon xam juste mooy que ne ndax xam s'écoute boo bëggee def lii. parce que tam xam nga nit yi des fois dinañ bëgg sax. mais xam nga mooy ñoo fi dul nekk. surtout loo xamante ne nii durée de vie am dafa xaw a limité wu. tu es obligé fii ak 6 mois nga dindi ko est-ce que lu cher la aussi. non c'est pas cher. déjà moom déjà temps bi mu koy jëlal pour mu def ko. mais bu fekkee ni oto bi il peut prendre 5 heures wala 6 heures. pour defar ko maintenant voilà côté vax bi boo xoolee déjà pour qualité vax bi vax yi ñu am fii la. am na bu mu def ak moto bi boobu nee na dafa dem juste ci tailleur yi. comme avant autant ni ñuy delee di dem fii vax di jël fii vax pour def njaxas moom noonu lay demee. tailleur fii mu jox ko vax fii jox ko vax fii. mu colle après colle lay jënd vernis bi après il y a aussi main d'œuvre bi. tout à fait main d'œuvre bi nag c'est par rapport au temps qu'il lui koy jëlal tout simplement. mais c'est pas cher même je vais dire c'est accessible. et c'est un jeune qui le fait. il a les moyens soxlawu ci lu bëri c'est juste colle vernis après ça dépend si muy utiliser parce que bu baax bi lay l'entretien aussi. voilà entretien bi c'est très simple da ngay dem comme ni lay raxasee sa oto mais duñ ko enfin pas bombe dañ koy exactement dañuy nettoyer voilà donc du nekk aussi comme sa oto ni muy poussière bu nekkee peinture ça sera différent ak bi du ko jël voilà parce que motif moo tax voilà donc à certain moment nag dina commencer tilim ci lañ lay wax nag à 6 mois 7 mois là tu pourras plus l'utiliser. très bien et juste pour terminer pourquoi pas comme dañuy gis man je vois bi ma ko gisee loolu laa njëkk a xalaat les mariés d'habitude ñun dañuy utiliser dañ koy décorer à l'Europe avec comme les occidentaux. ah oui avec des voiles def ko nii je sais pas en plus wala bu fekkee ni tes hôtesses am na benn tissu bu ñu utiliser wala benn couleur. ben nga dem ci par exemple un Ousmane il te le fait et ça fait très africain. tout à fait pourquoi pas même da nga indi lu am solo maanaam visibilité bi dafa desoon nit ci xamuñu ko woon. c'est la première fois ma gis donc liggéey bi nga ci def bu ko ci ñëpp defee après dañuy dem ba nit ñi dañ koy xam. exactement su boobaa dina leen permettre. parce que mën na je me dis que mën na limité wu juste ci clip yi. ci mariage yi. c'est ça après pour tous les jours nag ñu jël oto yu normal yi rek. balaa yu kon de yaakaar naa di nga gis lu bari ñu sol vax oto bi di jàll bu ne ko yow nag danga maa yeb kaay fii alors merci beaucoup Toumane li nga indi am na solo ñuy espérer rek ne dina dem ba dugg ci yeneen tissus comme le pagne tissé qui est un tissu vraiment mythique très cher et très luxueux aussi rafet loolu xam naa ne moom gars yi dinañ ci bàyyi xel maman moom dina ci def ci bosam. permets-moi rek juste Rougui ma remercier ko moom Ousmane Laye ak waa kër gi ma fa fekk ñoom ñëpp ñoom maman Awa ma leen di remercier bu baax a baax Laye maman Awa ak Ousmane mi ñuy defal interview. merci bien sûr alors merci dañ koy remercier bu baax pour l'innovation ndaxte il a innové c'est magnifique du ñu def lu dul dem bégal leen ci clip bu neex bi dellu si waat eggali waxtaan bi.
merci pour ce magnifique clip neex na rafet na c'est beau à voir alors di rappeler rek ne yéen a ngi seetaan Tam Tam yéen a ngi toll ci suñu artiste nag ñu wax ko dalal muy Keina alors Keina yaa ngi débuté en 2014. Ouais. 2014 nag ba léegi. jaar nga ci ay groupe bu ci mel ni Ghost Writing. waaye tamit nag en 2019 nga commencé sa carrière solo. dëgg la alors pourquoi ce choix. dëgg la musique en fait man mun naa ne sax yàgg na loolu musique yàgg naa koo def. tu vois yàgg na loolu lépp ma nekk xale la tu vois mais 2019 laa décidé pour sama carrière solo. mais yàgg naa def musique yàgg naa def comme chœur ci ay groupe yàgg naa di def chœur ay album loolu yàgg la ouais. très bien alors héritage la wala da nga nekk ci famille musicien wala sa passion la wala looy def parallèlement leneen wala musique rek ci nga nekk. waaw maa ngi ci business ji nag yeneen affaire parce que xam nga musique bi rek moom fu mu toll nii tant que xamaguñu la moom tant que amoo contrat yu di non donc yeneen affaire yi fa la ñuy tibbee sax di def ci musique bi. très bien tu vois ñu ngi ci yeneen yi nga xam ne fa la ñuy tibbee di def ci musique bi di tibb di fay loyer beeg ceeb beeg dawlin bi tu vois. et pourquoi la musique dëkk bi daa métti. lu tax musique bi. waaw musique bi moom ci yàlla moo ma ko bindaale daal dama bëgg musique mun naa ne tam dama ko doon ci sam papa. parce que sam papa moom batteur la woon tu vois ci groupe bu Touré Kunda bu njëkk ba parce que Touré Kunda ñaar la amoon na seeni grand frère avant ñii nii nekkoon na fa batteur tu vois après noonu famille bi bàyyiwuñu ko ci la mujj bàyyi ñëw eggale njàng mi pour nekk comptable ak yeneen yooyu noonu. très bien waaw donc mun naa ne ci deret la nekk daal dama ko doon ci sam papa. très bien ouais. alors nga jël sa carrière solo. di préparer sa album. Ouais. mais également nga génne single bi nga xamante ne ni. mooy Baby waay. pourquoi ce titre. waaw single bi dafa nekk morceau bu daw yaram muy morceau bu nice vraiment ma woy ko génne ko ci xol parce que histoire réelle la tu vois ma ne pourquoi pas may woy li nga xamante ne moom lay dund. donc bi ma defee sama carrière solo boobu ba léegi lépp lu may woy rek day nekk ay histoire yoo xamante ne samay vraie histoire lay woy. kon li yaa ko dund. maa ko dund. kon neex na maman histoire d'amour la de. waaye bu metti borom histoire de couple la ngi nii. léegi nag loo xam ci bii nag ñu dem bàyyi la lii moom c'est magnifique macha allah parce que dem bàyyi la xam nga bii dañ doon ne dañuy gënalante. mais am na ñoo xam ne moom dañ lay bàyyi far fenn bi bàyyi la carrément. abandonné la carrément abandonné la carrément. mi ngi noonu nag loo ci xalaat. loolu mooy solo si nga xam nga dafa rejoindre sama thème bi. lépp ci góor gi li am solo mooy que ne comme on dit way moom bu diglewul yeetewul rek ay naxaate la. absolument te comme li ma wax tout à l'heure dañuy jël thème yu am solo di ko way di ko def ay série di ci yee doomu aadama yi. mais nag ñëpp xam nañ ne que ne musique moom dafa bëri ay difficultés. tey nga def choix boobu noonu di way yaa ngi wax sànq que ne sa papa am na lu ko ci génne est-ce que gàllankoor yooyu noonu yow tamit du la dal waaw musique bi moom dund naa ci lu metti voilà pour wax dëgg rek mais man dama jàpp ne rek loo xamante ne yàlla moo ko def ci man mënuma ko bàyyi tu vois musique moom mënuma ko bàyyi mu nekk ci loo xamante ne depuis ma nekk xale dama bëgg musique tu vois ma di ko màggaale moo tax bi ma demee ba comprendre système bi nu muy demee et que musique bi fayul man musique bi fayaguma dama ut ci fu ay ndaal yi may tànkee parce que mënuma bàyyi musique parce que musique foog may génnee li may yëg la ci yow ok te man musique moo nekk loo xamante ne sama thérapie la daal su ma amee mettitu àdduna wala ma am ay problème foog ma génnee ko donc mënuma bàyyi musique su ma dundee tey mun naa ne musique moo sauvé sama vie su ma dundee tey ba egsi fii ma toll nii musique moo tax ma dund ba egsi fii su ma yu bëri yoo xamante ne maa ngi koy def si sama àdduna musique moo tax ma koy def très bien et aborder aussi ay thèmes yu am solo gis nañ yu am solo premier single je pense que doomu baay la doomu baay la oui waaye si premier single bu ma génnee bu officiel boobu doomu baay la ma woy ci samay doomu baay woy ci pour ñëpp ñi nga xamante ne am nañu ay doomu baay ñu gis ci seen bopp xam ne comme lu ñu doon waxee léegi nii rek ñun dañu juddu fekk ñoom yaay ñu nekk papa boole leen ñu bokk benn deret mënuñu ci dara donc yaay ñoom suñuy ñaari yaay wala suñuy ñoom bu ñu ngi xuloo seen i biir wala ñu am seen problème seen biir loolu yëfi mère yi la ñun suñu yoon nekk ci parce que mënuñu ci dara dëgg la tu vois ñun dañu judd ñëw fekk fa ñu nekk ñoom donc ñun suñu gémmiñ ëpp na ci di wax seeni problème ñun li ñu war mooy ñun ay doomu baay ñu nekk benn juboo xam ne gaño gi benn la ko dëgg la am na solo alors Badou
waaw déglu naa musique man j'ai bien aimé ta voix. mais sànq bi ñuy waxtaan daf ma ne moom benn yoon la ma si def mbalax. ak def naa Papa Thione nga def ak un chœur je sais pas. non ba dañuy mooy projet bi. waaw projet bi en plus que depuis 2014 nga commencé chanter ba nii. carrière solo ngi def en plus wàllu arène bi nga def wàllu musique. et tout lépp laay def comme musique waaye. comme musique ngay def léegi pour man est-ce que c'est pas un peu risqué nga yem ci arène boobu parce que fi Sénégal la ñun fii ay Wally Seck. dëgg la ren tëm yooyu noonu. te dafa neex en fait moo la gën a mën a génne quoi. te yooyu ngay wax noonu ren tëm yooyu ngay wax noonu. dafa neex c'est pas que dama ne lii laay def que dama banaliser yeneen musique yi wala non man temps yi bañ na ba kii laa jël ay ree la may def je m'en fous de ça. dama koy fecc ba ñëpp koy xet. léegi est-ce que xalaat nga yaa ngi ci album bi. oui maa ngi ci album bi. dina mbalax te album bi lépp ñu ngi ci biir. tu vois mais xam nga ku nekk ak fi ko yàlla gën a maye. tu vois am na ñoo xam ne dañuy def mbalax sax mais du nekk mbalax bii ngay gis nii dafa mel ni Viviane. deful mbalax bii ngay dégg nii. tu vois donc ku nekk ak fi la yàlla gën a maye. foofu ngay nekk nag def ci li nga mën. tu vois. alors mooy def borom ñaar jabar yi. Toumani bàyyi ba. mbalax la bëgg defee ci katu mbalax. man enfin damay rebondir juste ci Badou lu mu koy man dama bëggoon xam rek comment ça s'est passé partenaire duo boobu ak Thione Seck. Thione Seck comment ça s'est passé. waaw Thione Seck moom ay mbokk lañu. voilà Thione Seck ndijaay la ci man tu vois donc loolu beneen domaine la léegi liggéey bi moom gis na ni vraiment ku am talent la et que moom amoon na yéene jàpp ci sama carrière bu baax vraiment parce que waxtaan nañ ci lu bari vraiment mu commencé aussi woon jàpp lu bari yàlla dogal li mu dogal tu vois mais yàlla baax na waale nag ne woon na dina yeggale projet yi ak yeneen yu mu sekkoon ak ay nit waaw ñu ngi dundee yaakaar yaa ngi ci xaar dara alors ñu gis ne clip bi ak morceau bi da nga ci dugal sonorité kora bi africaine alors lu tax parce que bariwul lu ñuy gis jeunes yi di dugal des sonorités africaines surtout kora balafon ak yu mel noonu ci seeni sonorité dëgg la loolu c'est pour juste confirmer ni même boo defee beneen musique bi nga xamante ne ñun fii tàmmuñu koy dégg war nañoo dégg suñuy sonorité yoo xamante ne ñun ñoo ko moom waliyaanuñu tu vois musique nag amul frontière tu vois mënuñu ne defoo mbalax kon yow yëfi tubaab ngay defoo la nag non musique amul frontière am nga droit def musique bu la saf mais tamit ñun dañuy am suñuy cosaan am nañu suñuy sabar am na suñuy tama am nañu suñuy kora loolu moo tax Alaaji Numukunda ñëw def ci lu rafet loolu ñëpp gis macha allah mu nekk lu rafet alors fan nga toll parce que yaa ngi ci benn label aussi ñu naan ko Book Events fan ngeen toll ci liggéey bi yéen a ngi préparé benn album ñu ngi ci préparation album bi Book Events aw ma seen fay vraiment di nuyu waale sama manager Ibou vraiment ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci nekk bu baax a baax di préparer album bi def nañu ay collaboration ak yeneen artistes yu mag ay artistes yoo xamante ne ñu ngi fii Sénégal ak ay artistes yoo xamante ne duñu sax ay sénégalais donc mu nekk liggéey bu rafet boo xamante ne ñu ngi ci te may am yaakaar ne bu ñëwee sénégalais dinañ ko teewlu bu baax a baax te dinañ ko gàttandu quoi vraiment. D'accord lan lañ ci mën a xaar ñaata titre waaw titre yi nag kéewaguñu parce que dañu liggéey lu bëree bëri macha allah. Très bien. dañoo liggéey lu bëree bëri te xam nga choisir limité guñu ne par exemple 10 moo ci nekk wala 15 xamaguñu parce que dañoo liggéey ci ginnaaw préparer lu bëree bëri macha allah. donc loolu maa ngi koy teg ci loxo waa Book Events. ñoom après ñoom ñooy xool daal affaire bi naka lay demee. ñoom ñooy xool naka lay tëddee alors sa dernier mot. waaw sama dernier mot maa ngi remercier sama sœur Mami Yo Hair. moom moo may jàppale bu baax vidéo bi gis ngeen perruque yu yànd yi ma sol ci vidéo bi def nga sañse def nga il faut mu ñëw tendance. bu ngeen tàggatoo ba pare boobu la ñuy tëjee dafa yomb trop dañuy autotune rek xam nga ni li boo ko dégg nga leeruma yaa ngi nii maa ngi nii kay naa def ñu tëjal tëj bu am jom yaa ngi nii maa ngi nii léegi dafa ma voix normale Mami Yo Hair moom moo ma jàppale ci côté perruque vraiment perruque yu ma ci takk yëpp moo ma ko jox muy sama sœur nekk Liberté 6 Mami Yo Hair mu jox waa Tam Tam waay.
non dina leen jox dinaa ko wax perruque bu yanj bi ma takk di moom moo ma ko jox ne ma debal RTS wane sa bopp foofu na tu vois. Donc maa ngi koy remercier Mami Yo Hair depuis Liberté 6. Très bien. Alors ba duma bàyyi la nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah. borom de galon di gërëm ñëpp man de loolu gën bu mu bett kenn. est-ce que ci dee lay yam man da xaw ma li xew suba ba daal man daal xaw ma daal comme que am na droit moom 4 moom sant yàlla bu wér. léegi après bu moomee benn baax na ñaar baax na ñetti baax na ñeenti baax na. loolu rek a ma metti femme la daal li ko diine ji wax rek a ma metti man xalal ñëwal. maa ngi bëgg ñëpp di wax ni c'est toujours un plaisir de leen retrouver encore sur le plateau. di remercier Keina di ko souhaiter aussi bonne chance pour la suite. yal na la yàlla defal ndam tam ci li ngay entreprendre yëpp. di remercier téléspectateurs yi di remercier Rougui Maman Dieye ak Toumani. Merci beaucoup merci maman. Merci beaucoup Rougui maa ngi remercier mbokku téléspectateurs yi ndeysaan dama leen bëgg ba dama leen di nuyu saa su nekk may jaajëfal nag ki nga xamante ne tey moom moo jàpp ci sañse bi daal di may jox lu rafet ne ma maman demal nga def tam-tam muy ki nga xamante ne mooy borom taax Baye Alimatou Sall maa ngi koy remercier sama sœur de cœur la mu jox ma ne ma demal solo ba mu rafet mën ngeen koo jot ci 77 605 49 41 day def yu nice yi nii yëpp ak yeneen waa gis nga kontaan nga ci moom kontaan naa si mi ngi noonu dem leen seeti Alimatou Sall inchallah ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous kay naa ñu koy encourager nara dem ni nañ TikTok vidéo snap ci son bi di remercier Ndiaga Baye Fall pour cette très belle tenue son numéro c'est le 77 033 05 34 sonal naa la trop mais moom may sañsel ni merci baax na machallah alors man nag damay souhaiter rek lépp lu nekk ci tam-tam au plaisir de Tata Margot Madame Sarr et tonton Alexis Sarr sama ñaari waay yu baax yooyu depuis Rufisque ndax bëgg yéeg a koy fay maa ngi leen di ñaanal un excellent week-end waaye du ma tàggoo nag te waxuma ci sañse bu baax bi nga xamante ne tey moom je suis rek une reine alors en pagne tissé rempli d'histoire parce que pagne tissé ñëpp xam nañ ne cosaan la originalité classe képp ku ci bëgg nag yu baax yi nga xamante ne en grande dame très élégant et très classe na nga dem rek ci ki nga xamante ne mooy Maman Ba yi lay def yu baax yi lay def nga def ni nànk mën nga ko woo ci 77 249 82 84 Maman Ba 77 249 82 84 maa ngi lay remercier bu baax di la ñaanal entreprise bi jëm ca kaw ca kanam ci lu baax ci sañse yu mel nii alors Keina dañ lay bàyyi rek nga tëj avec une belle sonorité. waaw maa ngi kontaan vraiment ci invitation bi rafetlu naa ko lool waa Dave lan la mbaa du man nga bëgg a ñaarele di jaajëfal téléspectateurs yëpp di leen souhaiter bon week-end di leen ñaanal week-end de jàmm ak salaam ba lundi à la même heure sur la même chaîne avant d'ici là nag qu'il se repose bien pour être en forme le lundi prochain nga tëj ak ñun. lu neex tëj ak yéen vraiment maa ngi remercier comme ni ma ko waxee sama sœur Mami Yo Hair numéro am di 77 546 65 09. Mami Yo Hair ci Liberté 6. merci kon nag ñu jox leen daje ak vidéo bu neex bi aywa merci nit ku nekk bon sañoon di nga dund ba daaje kii la bëgg ba daaje kii nga bëgg te doo ko soore tey